juróom ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen a jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñuy waxtaane fitna bi ñu nemeeku jamono ji foofe ca diwaanu Pikine ci match bu doxoon diggante Casa Sport ak Pikine wala Pikine ak Casa Sport parce que waa Pikine ñoo doon dalal boobu lay jongante yemook juróom ñetteelu fan bi ci championnat bi foofe nag ca diwaanu Pikine dinañ fa dem rek fekk fa suñu ndaw Habib Faye mu ñëwaat ci li nga xam ne rek moo fa indi fitna ba ay gaz lacrymogène jot fa jib dinañ waxaat tamit ci lu aju ci Cour des comptes forum des justiciables moom li mu bëgg rek mooy bépp kuy recommandation bu bàyyeekoo ci boobu la liggéey rek nguuru Sénégal def kem kàttan rek ngir mën a saxook li ni mel ñu respecté ko dinañ ñëwaat tamit ci biir xibaar yi rek tënkal leen li nga xam ne rek moom bàyyeekoo ci ñetti rapport yi nga xam ne moom la ñu génnee atum 2015 2016 ak 2017 dinañ dem tamit ca mbay ci dëkk bu nekk ca commune bu Mbambilor foofee nag askan wi ñoo jóg tey rek takk ay morceau yu xonk di sàkku ci kilifa yi ñu dàkkal li ñu jàpp ne rek ay promoteur privé ñoo ñëw sa dëkk ba rek di def kem kàttan ngir mën a nangu seen suuf soose ñu ne nag du ci dal ndaxte amuñu beneen liggéey bu weesu rek li nga xam ne moom la ñuy jëlee ci suuf si mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës ngeen taaxirlu tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu ngi ko wax woon ci ponk yi dañuy dem ci diwaanu Pikine foofee ca stade Alassane Djigo moomoon ab ndaje bu doxoon diggante AS Pikine ak Casa Sport aju woon ci 8e journée Ligue 1 de football cappaandaw ba nag ndam demul ndam dikkul ñaari équipe yi ku ci nekk benn bi nga ci dugal rek waaye nag ba ndaje bi noppee rek xiiroo ngaayo juddu na fa ba tax na rek takk der yi moom jot nañu fa yëkkati sax wala dóor fa ay gaz lacrymogène rek ngir dakkal fitna bi du ñu def dara lu dul fekki suñu ndaw Habib Faye bu ñu teewal ca diwaan ba jamono ji Habib gannaaw ba ma la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp ci fitna bi juddu gannaaw match tey bi. Habib Faye bu dee yaa ngi may dégg Habib waaw du ñàkk rek ñu ñëwaat ak moom laata xibaar yi di jeex niñ ko waxee woon ci ponk yi rek ñu ñëwaat ci li nga xamante ne mu aju ci rapport Cour des comptes ñoom nag ñi fetti ci forum des justiciables ñoom ñu mu bëgg rek mooy li nga xamante ne moo bàyyeekoo ci boobu la liggéey ci ay recommandation nguuru Sénégal def kem kàttan ngir topp seen digle bu ko defee rek li nga xam ne mooy moomeelu askan wi moom du naax saay dañu teewlu kenn ci ñoom Babacar Ba lay wuyoo ci micro Habib Faye. waaw ñi nga xamante ni jokk bi dañ leen joxoñ man dama jàpp ni Cour des comptes def na ay recommandations parce que bu gisee dara soit mu nekk ay recommandations administratives nit ñi nañ leen relever wala boog mu nekk ay recommandations allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire maanaam ay recommandations yoo xam ni danaan yoon nu ubbi enquête donc recommandations yooyu muy administrative wala muy judiciaire dañu jàpp ni tey l'État du Sénégal daf ci war a jàppale Cour des comptes pour que ñu mën ko mettre en œuvre mais également Cour des comptes ci suivi yi ñu war leen mën a mettre en œuvre parce que tey recommandation yooyu bu ñu ko appliqué ñi nga xam te ñoom la ñu épinglé jàpp naa ni kenn dootul wax seen wax soit dañ leen di relever soit ñu am yeneen xeetu amende wala soit bu aajowoo aussi yoon def ci liggéeyam mais li bon daal mooy recommandation yi nga xam ne Cour des comptes daf ko formuler jëmale ko si nit ñooñu ñu bañ ko appliquer. ñu ñëwaat ci recommandation yooyu nga xam ne rek mu bàyyi ko ci li nga xam ne rek mooy rapport yooyu 2015 2016 jàpp 2017 jox nañu nag suñu ndaw mu ñëwaat ci poñ yi nga xam ne rek moo ci fës ci liggéey bi Cheikh Diop. lii ñu ko doon xaar ay at ci ginnaaw rapport bu Cour des comptes bu atum 2015 2016 2017 daal nañ koy fësal mu nekk ab rapport boo xamante ni daal nañ ci nemmeeku yenn rëq-rëq yoo xamante ni mu ngi ci wàllu wi ñu mën cee jukki rapport bu 2015 moom daal di fësal yenn ci ay koppar yoo xamante ni daal nañ koy dugal bi ñu amal fesman bi ay koppar yu takku ñu daal di koy ficci te kenn xamul fu yooyu la koppar dugg rapport bu atum 2016 di wax
ci yenn ci ay dépenses yoo xamante ni daal na ñeel agence sénégalaise d'électrification rurale ay koppar yoo xamante ni ba suñ jonn yàllaay tey mënuñu laa wax fii la dugg mu nekk ay subventions ak i primes yoo xamante ni daal nañ koy jox personnel bi la agence ci ay ndéwénal ci ay koppar yu dooree 1,5 million jàpp 3 millions rapport bu atum 2017 di wax yenn ci ay dysfonctionnement bu DAGE bu ministère des mines et industries ak yeneen rëkk-rëkk yoo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci les rapports naka noonu itam lu tolloog 330 recommandations daal nañ koy def ci wàllu wi société civile bi nag jamono yi taxaw temm ngi rek ñu daal di indi ay leeral ci alalu bokk moomeel bi ki nga xam ne moom mooy njiit bu bile institution nag jamono yi xam le ne na am ak ay coppite ci wàllu wi nga xam ne rek moom lañ ko dénk naka noonu itam muy xam ne rek ne rapport yu atum 2018 ak itam 2019 dañ ko fësal ci weeru octobre atum 2020 bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Faye ba tey di xam le ne yéex-yéex yi ñu doon nemmeeku ci defaruk bile document dootul amati. Cheikh Diop ñu dem ba ca diwaanu Bambilor ci dëkk yi ñu naan mbéy ak li ko wër foofee nag askan wi wala ñenn ci ñoom ne la watuñu bay yandoor li ko waral nag ñu ne dafa am ay société privée ak yeneen promoteur yoo xam ne saa su nekk ñu ngi ca diwaan ba ñu njorte ne rek bu ci nguuru Sénégal jàppul fii ak bés yu neew rek dinañ foq ci seen suuf soosé ñu ne nag duñ ko nangu benn yoon ba tax na rek booloo nañ di sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen ngir ñu mën a bàyyi li nga xam ne rek moom lañ feen fi bàyyi te ñu ci suturlu Ousseynou Thiam ci liggéey bi àndoon ceek Amadou Bamba Samb. képp assemblée générale askan wa yeewoo ca mbéy Ngenduf Déni Géej Sud waaye mbaam nekk ca Bambilor di ñaawlu nag nee nañ li nga xam ne lii moom mooy ay société privée yu ñëw nar a teg loxo seeni suuf maire ba futt lool ñuy dànkaafu nag yooyu société privée. donc problème bi li ko waral mooy depuis ay at ci ginnaaw dañoo gis ay entreprises yu commencé songu suñu dëkk yi entreprise bi ci njëkk mooy Lok Afrique mu jël fi 60 hectares mook beneen entreprise bu ñuy wax ABB bi loolu weesoo ay weer ci ginnaaw ñu gis beneen entreprise bu tudd E3S ñu koy woowee entreprise Serigne Soy bu Seck mu ñëw ba ci biir dëkk bi li mu jël daanaka mun nañ ni lu ëpp fukki kër mi ngi ci biir donc nag di ñëwaat di mettre en garde entreprise yooyu muy Lok Afrique muy ABB muy E3S dirigé par Serigne Soy bu Seck. woowu askan ne bëgguñoo gis benn yoon ku jël saaxee seeni suuf ñuy ñaan nag lii di arbitrage yu njiitu réew mi waaye tamit ñu régulariser leen seen suuf yooyu. te wallaahi duñu nangu ñoom ñuy jël noonu suñu suuf duñu ko nangu kenn bañu ko waaye nag bëgg ñëw fokkati suufu nit loolu lañ dul ànd. te village Bambilor nag dañu koy wax benn affaire. Bambilor la village mais yeneen dëkk ay village ne yem dëkkam nit ki foo nga xamante ne fa la maamam juddu moom it mu juddu fa ba xëy yore ko ci den loolu des ci loo xam bu ko ñàkkee yóbbu ko feneen fa la fay buti loolu kay mooy rey ko rek benn yoon. gannaaw ba ñu dajaloo ci ab collectif ñoom nag nee nañ dinañ wëleel combat bi ba li ñu bëgg rek ñu am ko. Ousseynou Thiam bu ñu jógee foofu Mbambilor dañuy dem ba ci diwaanu Diouboudou nekk rek ci département bu Goudomp foofee tamit askan wi rek ñoo jóg nag du ñu nangu benn yoon li nga xamante ne seen mairie mu ngi koy doxalee ak benn entreprise bu ñu duppee Tufor ñoom nag dañu gis ne rek lenn ci seen moomeel ñu ngi koy caxatee ba tax na rek jamono ji ñu ne faw ñu taxaw def kem kàttan ngir mën a dàkkal li ni mel Bakary Konté ci liggéey bi àndoon ceek Xaali Jaame. sagar ngi xeeñ ci commune bu Dioudoubou diggante maire bi ak entreprise boo xamante ne moom moo nekk di exploiter calcaire bi ak tamit population yi nekk fii ci diwaan bi population yi nag di tuumal entreprise Tufor ñu ne fu mu nekk nii ñu ngi piller seeni ressources ba pare def ñu benn réalisation fii ci gox bi. entreprise lu ñu bëgg soo fekkente ne war na signer contrat ak monsieur le maire war na ko wax fii amul courant amul yoon amul ndox. entreprise lu mu mën a def mu def ko encore mu exiger suñu xale yi war nañu fa liggéey parce que mënuloo créer usine de 34 milliards amul benn doomu juru buy fay liggéey fu mu ko teg d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg. ñoom nag ñi ne lu ñu bëgg ñi daal di recruter ndaw yoo xamante ne ñu ngi fii ci commune bu Dioudoubou ci biir entreprise boobu léegi. amuñu liggéey. donc carreaux yi ñuy fabriqué fële ñu inauguré usine bi soi-disant usine boobu mooy usine de l'Afrique de l'Ouest presque mais suñu jeunes yaa ngi fi liggéeyuñ lan mooy njëriñu suuf boobu monsieur le maire signé na contrat te comme xale yi wax consulté wul kenn waxtaanawul ak kenn dafa signé contrat bi lu mu neexee donc d'accord ñu
d'accord ñu ci loolu. population maire bu Fuuta di ne dañu bëgg sax ñu auditer mairie bi ndaxte bëri na ay njuuj njaaj. dafa jaawale poosam ak caisse de l'État xaalis bi war a dem école du fa dem xaalis bu dem ci jeunesse du fa dem amul fu ñu faju jënde garab moom mooy jënde garab nekkul médecin am na ay infirmier am na ay agent de l'État yoo xam ne ñi ngi jàng médecine mais mooy jënde garab ay seringue ay kenn xamul des fois dañ koy rejeter. li ñuy exiger audit il faut ñu auditer monsieur Djité fu mu dugal suñu xaalis. bu ñu interpeller autorités locales yi ñu nekk ci mairie bi ak entreprise Tifor ñoom nag ñu ngi weddi tuuma yooyu ñu ne sax dinañu leer mbir mi ci bés yi ñu ñëw nii. Bakary Konté ñu del si fii ci Ndakaaru dem ba ca banlieue bi foofee ca Pikine nag ci ngoon gi xawoon na tar lool diggante supporter yu AS Pikine ak ñi féete rek ci Casa Sport gannaaw match bu doxoon seen diggante aju ci 8e journée bu Ligue 1 bañ ca noppee nag xiiroo ngaayoo mu fa judd rek ba tax na sax tàkk dér yi rek jot nañ fa dóor li nga xam ne ay gaz lacrymogène kenn ci suñu ndaw nag mu ngi jamono ji foofee ca Pikine Abi Faye gannaaw bañ la nuyoo ana lan lañ mën a jàpp ci li fa jot a xew tey si ngoon. gannaaw ba ma la fayee liñ ci gën a mën a jàpp jamono ji rek jàppal gannaaw ba nga xamante ne ni sànnante nañuy xeer gaz lacrymogène yi ba arbitré ab penalty goo xam ne ci favoru AS Pikine la noonee la supporteru Casa Sport yi wàcc ci terrain bi fas yéene jàmmarloo ak moom ci noonee lañ daje tamit ñii di supporteru Pikine yi wàcc ci biir stade bi ñoom tamit taxaw xeex ma noonee la dooree Ibou Diouf waaye ba léegi nii jàppal ni ñii di supporteru Casa Sport yi ñoom ñi ngi ci biir stade bi ba léegi mënaguñoo génn ndax li ko waral moo di tànnante xeer di am ci diggante jeunes yi policiers yi ak ñi nga xam ne ñoo di supporter bu AS Pikine ña nekk ci biti pour le moment tere leen génn waaye police tamit mi ngi gën a jàkkaarloo ak ñoom ngir xool ana nan lañ mën a libérer supporters yi ci stade bi ak tamit joueurs yi nga xam ne seen car bi ba léegi mi ngi fii ci biir stade Alassane Djigo taxaw xeex bi tamit liñ ci mën a jàpp moo di am na ci ay supporters u Casa Sport yoo xamante ni it am nañ ci ay gaañu ñu ci bëri ñu ngi nii tëdd ci biir stade bi waaye noonu la ñuy sooxee ñu ngi leen di am na ñoo xam ne sax ñu ngi leen di jàppoo jamono ji ngir rek xool ana nan la ñuy def ba ñu mën leen évacuer ñu génn stade bi ngir ñu mën a dellu seen dalluwaay Ibou Diouf. Habib nga mën a fàttali rek li nga xam ne moom mujjee woon score bi ñaata équipe yi ku ci nekk ñaata nga dugal. dañoo mujjee témboo ku nekk benn bal nga dugal sa morom penalty boobee di égalisation bi moom moo sax tasaale li nga xam ne moo di match bii lay. cant ak ngërëm ñeena la bi fay ñu bàyyi la rek nga wéyal liggéey bi foofu ca diwaanu Pikine ñu bàyyi ko foofu rek dem ca bët saalumu réew mi foofu ca diwaanu Ziguinchor nag l'armée bi ak commissariat central bu Ziguinchor ak légion bu gendarmerie amal nañ fa rek opération coup de poing bu yaatu liñ ci jublu woon rek mën a teg loxo képp ku ñu jàpp ne rek ab defkatu ñaaw tef nga taxaw tamit ci li nga xamante ne rek mooy woto yu amul kayit ñu teg leen loxo ñoom nag ñu ngi rafetlu liggéey bi ndax nee nañ gis nañ ci résultat Boubacar Diassi teewe woon nag moom tamit anoon ceeg Lamine Mandia. ca njëlbéenu opération bi après réunion ca camp GMI bu Ziguinchor ngir kenn ku ne xam charte yu ñu tëral. Je vous exhorte tout simplement à appliquer les consignes de sécurité qui ont été données. Il ne faut pas aller chacun dans son sens. Il faut travailler de concert aussi, respecter les secteurs qui ont été donnés, respecter les mesures de sécurité et qu'on fasse un bon travail. Voilà, messieurs, je vous encourage. lu ëpp ñaari téeméeri agent ak ay oto yu bari ñoo bokk ci opération bi. 207 personnes ak 17 véhicules en même temps si benn opération mu ñu permettre ñu mën a def maillage si commune bi yëpp Ziguinchor yëpp 10 points stratégiques. agent yi daal di dem ci fanweeri ak juróom-ñetti quartier yu Ziguinchor rawatina ci intersection yi ak bërëb yi nga xamante ni liggéeykatu guddi fa la ñuy faral di nekk. bu ñu noppee yi résultat la ñu am. quartier yëpp tey suñu éléments yi dem nañ fa moo ñu permettre ñu mën a jàpp téeméer ak ñaari nit jàpp nañ kenn koo xam ne kuy trafiquant la jàpp nañ ñoo xam ne duñ doon tux jàpp nañ juróom-ñetti jigéen yoo xam ne dañ leen fekk si mbedd yi jàpp nañ 16 véhicules pour mise en fourrière jàpp nañ 127 motos yoo xam ne dañ koy immobiliser ak 45 pièces yu ñu saisir. loolu mooy bilan opération bi. gouverneur di ko rafetlu. vraiment damay saluer engagement bi ñu ci am muy police ak gendarmerie mën a nekk ensemble mën a xàccandoo mën a dóorandoo parce que je pense que loolu moo ci ëpp solo
bu ko defee comme ni ñu koy waxee en tout cas yi def ñaawteef mën na xam ni vraiment alors population yi kenn bàyyiwu leen seen bopp. ñu jàpp ne yeneen opération dinañu am ci semaine yii di ñëw te sax tabax nañu calendrier bi ba noppi. Boubacar Diassi ñu dem ba ca diwaanu Tivaouane foofee nag ñi yëngu ci wàllu mbay mi ànd nañu ak njaqare li ko waral nag ñu ne campagne agricole yi niñ ko bëggee woon des na lu bëri ba tax na rek ñoom ak yenn kilifa yi ak itam seeni partenaire toog nañu waxtaan rek ngir nees def ngir mën a gàgganti yooyu le fitna Cheikh Anta Diop ci liggéey bi àndoon ceeg say laatir ay jafe-jafe yoo xamante ne nemmeeku nañ ko ci yenn gox yi yenn kër yi nga xamante ne ñu ngi fi ñuy wax dëkk yi ñuy wax ci kaw gi ci ñaari département yi di Thiès ak Tivaouane tax ay partenaires jóg nag wéyal ab projet boo xamante ne dinañ dimbali way néew yi doole yi rawatina tout tànk yi ak soxna yi nga xamante ne dañoo wannu lor nekk ci àll bi. léegi nag pour loolu ñu ngi prévoir en tout cas distribuer administrer une stratégie bu ñu tuddee cash transfert bi kooku dañuy jaar par opérateur financier yi mooy ñi nga xam ne ñoo am expérience di distribuer xaalis par voie électronique bon ñu ngi ci gëstu boobu pour mun a xayma kan moo ñu mun a gérer loolu par rapport ak zone de couverture am nga xam ne dinañ mun a jot askan bi ménage yi ñu soxla nga xam ne ko war nañ leen dimbali ci cash transfert bi. cash transfert bi montant bi boo xoolee niñ ko xaymaa dañu wax ni 5000 francs par ménage par weer. ñu daal di calculer ci biir ménage bi dinañ fa fekk benn kër ci ménage bi di ko fekk en moyenne juróom-ñeenti nit 8 personnes ñu ngi ci biir famille bi. soo jëlee 8 personnes yooyu nga multiplier ko par 5000 ça te donne 40 000 francs pour le ménage loolu nañ moom lañ leen war a jox yónnee leen ko par mois et par ménage. da leen dimbali en tout cas pour ñu mun a régler les besoins nutritionnels mooy peut-être ñu bëgg a dem jënd ceeb jënd diwlin ak yooyu. comité de pilotage tabb nañ ko mu bokk ci nag préfet bu Tivaouane préfet nekk ci diwaanu Thiès ak sous-préfet yi nga xamante ne ñu ngi ci diggante Meewaan ak Ñaaxeen gis nañ ne nawet bi ñu génn de daanaka dafa am ay gox yu bëri yoo xamante ne lañ ci waroon góob de amuñu ko. nawet bi daal moom moo yéex a yegg si te gis nañ ne effectivement waxtu bi muy arrêté aussi xaw na sore loolu tamit dafay xaw a impacté ci jiw bi. moo tax ñu gën a baral adjointe au gouverneur bu Thiès ne nag daañu def seen kéemtalaay kàttan ba li ñuy nemee ko ci àll bi de ba nag benn ndóol kenn du am jafe-jafe ci àll bi te lu jëm ci wàllu ndóol it daañu ko xeex. Cheikh Anta Diop ñu wax ci wàllu wërgu-yaram ak coronavirus di feebar boo xam ne jamono ji moo jaaxal askan wi àdduna wërngël këpp ba tax na fii ci Sénégal nag kilifa yi ñu ngi xamal nañ jël nañ matuwaay yi war ñuy waxee li ni mel nag di institut de santé de surveillance épidémiologique te mu nekk ci Diamniadio professeur Souleymane Mbuub nag bi ci TIRSF nee na nguuru Sénégal wala sax réew mi jël na matuwaay yi war ngir aar askanu Sénégal ñu teewlooy kàddoom ci micro Sénégal. lu bëri am na importance ñu ngi laaj lan la Sénégal def mais Sénégal su leen ko gisee même ci journaux yi yéen wane ngeen ni am na ay notes yu jël buy wane mesure yëpp ñu jël non seulement pour nit ñi fiy dugg mais également su amee cas nuñ koy def nuñ koy traité ak point yi ñu koy traité yëpp donc jël nañ mesure yëpp yi ci war mais capacité bi ñu amagul souvent Afrique mooy gën a xam ni suñu amee ay cas suspect que coronavirus boobu la loolu nag ñun depuis ñu ngi ciy liggéey bu baax parce que am nañu équipement yëpp pour def loolu mais li ñu amagul mooy réactif boo xam ni dafa spécifique ci boobu comme lu bees la mais ñu ngi liggéey ak suñuy partenaires yëpp pour jéem ko jot rapidement nga xam ni dinañ bokk ci ñi nga xam ni su amee cas ñun dinañ ko mën confirmer ni loolu la te du leneen ñun bala ñuy wax ci dara dañuy dem ba gëstu ko ba am ci lu ñu leer en tout cas lu baax la mais disons que faj mi certainement lu am importance la mais épidémie yu mel nii di ci gën a am solo mooy éviter contamination bi et loolu am na mesure yu nit ñiy jël. ñu dem ba ci diwaanu Mbour wax ci conseil départemental bi ak budget bi nga xam ne atum ren ji moom lañ ko jagleel ci ay yëngu-yëngoom ñu xayma ko ci lu toll ci ñetti téeméeri million ak juróom fukk ak ñetti ci suñu xaalis ñu ne loole nag dina leen may li nga xam ne rek moo aju ci wàllu napp geeg tourisme bi ñu développé bu baax lu aju tamit ci éducation beeg santé bi fas nañu yéene rek téeméer boo jël juróom ñett fukki rek ñu dugal ko ci bu ko defee rek askan wi mën ci gis seen bopp Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci liggéey bi. sama budget bi 373 millions 284 mille 559 lañ ko arrêté te ñu voté ko pour fexe nag ci loolu éducation beeg santé beeg social bi xam ne ren tamit gën a jàpp social bi gën a jàppale les action sociale bi am na ñu wax tamit nañu gën a taxaw tam ci affaire hygiène beeg mooy affaire
setatal bi nga xam ne dañu ne zéro déchet bi jëm ci taxaw parce que tamit ñun dañ fi nekk rek pour que lu nguur gi di wax ci kaw gouvernement bi def ci kaw ñu ñëw appliquer ko fii ba nga xam ne day nekk ñun continuité le état lañ donc nekkuñu fi di def beneen politique boo xam ne àndul ak gis-gisu état ak gis-gisu borom réew mi donc lu président xalaat ne li mooy priorité ñun dañ ciy taxaw jàpp ko fexe ba mu nekk une réalité fii ci suñu goxaat yi. mu nekkoon Salif Samb di président bu conseil départemental bu diwaanu Mbour dañu dem rek ba Niassène Diola nekk ci bët saalum réew mi foofee ca diwaanu Sédhiou ñu ne nag dëkk boobee lu mat roy la ndaxte ñoom jógal nañ seen bopp rek ci li nga xamante ne mu aju ci seen forage boobee paan jënd nañ pompe rek tabax nañ tamit ay l'école tabax ay salle de classe ak itam fexe ba kër yu bëri am ay robinet yuy xel ndox ñu ne nag lotissement ak li ni mel def nañ ko terewul na ñuy sàkku ci kilifa yi rek ñu tabaxal leen ab case de santé ngir gën a mottali li nga xam ne moo ci desoon. Bakary Konté doxantu woon na fa àndoon ci Xaali Jaame. Niassène Diola nekk dëkk boo xamante ne ñoom nag déggoo moo fi am ba pare dañuy organiser wu ndaxte ay cotisation la ñu amal daal di jënd benn pompe boo xamante ne dafa paanoon pompe boobu nag moo nekkoon pompe forage ba 1,8 million la ñuy jëndee pour doxal pompe boobu lee bu ñu paree nag def ay cotisation dem ba si 5 millions def extension d'eau ba ci kër yi. dëkk bi ñetti borne la amoon borne fontaine tey dañuy def nañu branchement ci kër yi ba lu des ci ménage yi yu amul robinet matul léegi fukki ménages sur les 50 ménages du village matuñu fukk et inchallah à la fin de 72 heures de cette année dinañu pexe ba ñu eggali yooyu pour que ñu dem directement attaqué wu ci affaire wérgu yaram. beneen charme dëkk bi mooy lotissement bu rafet boo xamante ne moo fi am. lotissement bi tamit parce que alignement dëkk bu aligné dafa aéré wu. Tu as de l'espace encore. Les maisons étaient juste à poser comme ça. Vraiment, c'était difficile. En cas de sinistre, des fois, c'est difficile parce que tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas accéder à des trucs. Mais pour tourner, chaque 50 mètres carrés, et puis les voies sont aérées et bien nettoyées. Niassène Diola nekk tamit dëkk boo xamante ne dafa set loolu ndaw yi ak jigéen ñi ñoo ko nekk di assurer. boo xoolee tey déggoo bi n'est-ce pas ak respect bi am suñu diggante moo tax buñ ñeen ni ku nekk def li ku nekk def ko donc tey suñ ñeen ku nekk na bale sa buntu kër ku nekk da koy def te ñu ci sant yàlla le fait que jeunes yi ñu déggoo am benn kàddu. bu ñu investir ci éducation ak ndox ñoom nag ñu ne lu ñu bëgg seen case de santé nguur gi daal lañ koy defal poste de santé. ay dëkk la yu sore mais war nañu xalaat dëkk bu mel ni Niassène Diola ndax ñi fi nekk ci ay nit bari na torop bari na mag bari na xale bari na ñuy feebar te kilomètres yi leen séparé pour dem ci poste de santé bi dafa sore torop donc xalaat nañu indi fi infirmier ak sage-femme di leen jàppale pour seen wér-gi-yaram. fukk village yi nekk fii ci gox bi ñoom ñëpp dañuy fréquenter case bu santé bu Niassène Diola ba tax na population yi ñi ne ñoom lu ñu bëgg ñi daal di def case de santé bu Niassène Diola poste de santé loolu nag bu amee ñu mën a assurer seen wér-gi-yaram. Bakary Konté cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu am di leen ñaanal ngoolu jàmm ci kanam tuuti Ibrahima Kane dina fi teew jukki leen xibaar yi ci wàllu tubaab jërë ngeen jëf.